man nag suma protocole ci soxna Sali Aw laa koy commencé te xam naa ne grand bi dina kontaan lool ndax ngoon gi ku fi ñëw xam ne ngoonu jigéen ñi la yéen a ngi taxaw ba raw góor ñi ci seen mobilisation seen animation seen engagement seen loyauté seen fulla ak seen fayda kon jigéen ñi gàcce ngalaama doyen rencontre tey bi yaa ngi ko ooyee rencontre de confirmation ci sa accompagnement ak sama xarit sama jeune frère sama àndandoo monsieur le maire Lat Diop waaye man maa ngi ñëw di la wax tey confirmation suma disponibilité ànd ak yow jàppante ak yow ndax xam naa ne jàppante ak yow mooy sama njëriñ mooy njëriñu commune Golf Sud mooy njëriñu Guédiawaye doyen Amadou ñu ngi lay remercier ndax doyen Amadou Fall mooy social niñ ko waxee sànq xaaruloo am ndombo tànk ci nguur wala ci palin pour taxaw ci weti askan wi di leen jàppale moo xam bu campagne électorale amee moo xam sax ba kenn tuddul turu élection kon yow mosoo sori askan wi ku mel ni yow nag képp kuy politique di bëgg a wax ak askan wi am na njëriñ am na intérêt mu ñëw nekk sa wet donc maa ngi confirmer suma disponibilité waaye maa ngi confirmer waxul Lat Diop ne ku mot kilifa nga def nañ la sunu kilifa su loolu weesoo commune de Golf Sud la candidature de Lat Diop est une chance pour la commune de Golf Sud ndax ni ma ko waxee ci Amadou Fall koo xam ne avant muy nekk maire bàyyiwul benn poste de santé boo dem ci Golf Sud daanaka fekk nga fa ambulance boo xamante ni commencé na programme boobu kenn tuddagul candidature am fii ci Golf Sud groupement féminin bu nekk ci commune Golf Sud dëgg la lépp mënul dajandoo waaye bëri na ci lim boo xam ne dooleem yegg na fa muy jàppale jigéen ñi amul benn ASC bu nekk dans la commune de Golf Sud bu jotul ndimbalam mu boole délégué xale yi ku ci mel ni Albouri Gueye ñu demal ko xoolal ko ASC yëpp mu jàppale leen délégué de quartier yi ci commune de Golf Sud mu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu jox ko seen xalaat mu jàppalante ak ñoom ñu ngi nii sama ginnaaw ay seede lañ ci loolu may wax limaam sànq wax na seede bu seen candidat Lat Diop def ci ay teraanga jëmale ko ci imam yi kon kii nga xamante ni nekkagul maire di def jëf ju jar a ràññee ji li wolof di wax ku la jox ndékki bu la ne danaa la tibbal añ war nga koo gëm kon man dama am fierté ci choix boobu nga xamante ni le président de la république moo ko teg ci Lat Diop gis nañu liggéeyam au-delà de Golf Sud c'est l'occasion de le féliciter ci leadership bi mu am à la tête de GFC muy le club de la ville ku nekk xam na ne GFC amoon nay coono yu bëri waaye bi nga ko jëlee nga ci def sa engagement def ci sa énergie def ci say ressources financières def ci sa intelligence management ba tey ji ñu am fierté le club de la ville est en première division su ma doon lim say galon du ma ko jeexal tey waaye dafay am solo suñu nekkee ci compétition
mbër mu nekk ñu wax nag bàkk ko xam fan la jaar waaye ay mbër yoo xamante ni mosuñu jaar fenn lu dul ci bàkk di bàkk guddeeg bëccëg bàkk goo xamante ni ñaaw làmmiñ rek di xas nit ñi di saaga nit ñi boo leen doon wëral géejawaay di leen wëral koñ yi doo gis benn garab sax bu ñu jëmbat doo gis benn cahier bu ñu may élève doo gis benn financement bu ñu jox jigéen ñi moo tax c'est pas étonnant candidat yu mel noonu mun nañu def campagne ba campagne électorale jeex te kenn du dajeek ñoom je comprends pourquoi ils ont déserté Guédiawaye je comprends pourquoi ils ont déserté Golf Sud li am solo mooy les 5 communes du département et la ville ñu jël ko teg ko ci loxo Benno Bokk Yaakaar mooy teg ko ci loxo président de la République parce que am na liggéey yoo xamante ni balaa muy sotti dëgg la maire bi foog mu xarañ waaye maire bi il faut mu am jàppale nguur gi te nag cohérence boobu la ñu soxla moo tax au soir du 23 janvier on voudrait que massivement comme ni ngeen fi ñëwee tey que tout le monde ici à Golf Sud vote à plus de 80%. Qu'est-ce que j'allais dire? À plus de 90% pour notre candidat Lat Diop. Évidemment, de la même manière, on ne doute pas que la population de Guédiawaye va confirmer les avancées significatives yi ñu def ci Guédiawaye xanaa ku bëggul gis waaye képp ku xamoon Guédiawaye xam ko tey nga xam ne dëkk bi changé na xar kanam kon nag ñun amuñu dara loo xam ne dañ koy ragal wala dañ koy tiit waaye nag jàmm la ñuy wootee donc ñu ngi def appel à la jeunesse ñu ngi def appel au MEX cette force de changement mais cette force de réflexion cette force de mobilisation a contribué à la définition des programmes de développement de Golf Sud et de Guédiawaye et ainsi à venir participer avec nous à la gestion de la ville et à la gestion de Golf Sud maa ngi leen di sant di leen gërëm wa salaam jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di bëgg foofu bëgg yem parce que wax dëgg yàlla xam nga jëflante ak ay nit ñu war la ay ñëpp ne ay góor lañ nga woo leen ne wuy si la loolu mu doyul dara du la doy moo tax mention spéciale jigéen ñi. bi ma Lat Diop dugalee ci li activité bi ba léegi laa gis ne ku bàyyi jigéen ñi rek perte nga vraiment jigéen ñi ku leen bàyyi ginnaaw perte nga ñoom ñooy mbir yi continuer leen ci loolu incha allah li ngeen soxla lii danañ leen ko fajal ci mairie bi ak mairie ville incha allah li ma bindoon fii yëpp nag dama koy bàyyi parce que wax dëgg yàlla dañuy wax ne montre yu baax yi ñoo bokk heure amul lu ma bind fii rek te ñi fi jaar waxuñu ko ñii ñëpp lépp wax nañ ko kon lan moo ci des xanaa di leen biiral rek ne li ñu def mooy li ñu war a def boo xoolee paysage politique bi ni mu bindoo liñ leen décrire fii lu leer la ñun lan lañ bëgg dem fii ci mairie bi jàmbat yi nga xam ne ay attaques yi ñuy wër di ko dégg ñu dem toog foofu ànd ak Lat Diop régler problème yooyu loolu mooy suñu problème kon boog ñun xooluñu ay manœuvre politique xooluñu ñi wër di ruube wala di wax ay yu ma xamul yooyu ça nous intéresse pas ñun li ñu intéressé mooy wóor nañu ne bu ñu àndee foofu li ñu diggee danañ ko def incha allah rabbi ci loolu nag ñu ànd ci ak monsieur le maire Aliou Sall mu wax ñu ci diir bu gàtt lan la capable ci biir Guédiawaye ak ñi jaar fii wax nañ ko léegi gis ngeen ko éducation sport religion santé lépp ay réalisation significative yoo xam ne am na kon boog vraiment côté boobu jaratul tellement ma ci appesantir may wax ne remercier rek man moo ma war te naa ci wax remercier particulièrement alliés yi nga xam ne comme man dañoo toog ne ñun li ñu soxal mooy maire bi ñu teg ko ci loxo yu wóor xëy na bu ma limee danaa juum mais en tout cas danaa retenir ñi nga xam ne déjà ci biir Benno Bokk Yaakaar nangu nañu bàyyi seen prétention ànd ci ginnaaw Lat Diop ñi nga xam ne
ay alliés yu nekk ci biir gox bi mënoon a jëm beneen boor ñu retourné ñëw ànd ak Lat Diop muy ay Mamadou Ndiaye muy ba kii Ndiaye kii PDS Ndiaye PDS muy Abdou Ndiaye waa bu PDS muy Alioune Badara Cissé muy kii mu tudd docteur Malick Sène vraiment ñëpp ñoo xam ngeen baal ma rek ku ma waxul sama xel moo ko rëcc rek mais loolu mooy ay gor yi nga xam ne lan la ñu bëgg mooy ñëw liggéey ci gox bi mu dem kanam loolu bon vraiment maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di bañ a fàtte nag Sadibou Diouf dafay nit bu am clairvoyance ànd ak Lat Diop di ko vraiment guider ci loo xam ne lu ko jëmal kanam la loolu vraiment man day kontaan naa lool ci moom yàlla ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jëmale kanam jigéen yi nga xam ne nag ñoo ànd ak Lat Diop Témalma fii ma remarqué ci ay ñoo xam ne ay inconditionnel liggéeyal ko ñooñu yàlla ñoom it bu leen fàtte bu leen bàyyi ci ginnaaw ci li ngay def jeunes yi na ànd ak man ci MEX mag ñi sage yi vraiment li ñu def nii nañu continuer ci loolu parce que ñun waruñu dem mairie ba naan suñ bopp lañ fay wuti luñ fa suñ bopp muy Lat Diop muy man 1 franc malien wu mairie bi soxlawuñ ko li ñu soxla mooy li nga xam ne moo fiy génn ci lu war a ressources yu war a dem ci askan wi ñu fexe ba mu dem ci askan wi ba pare nag léegi moom mu dem di jëgaane yeneen ressources yoo xam ne mooy jëmale kanam Aliou Sall di ko ci jàppale loolu daal bu leeree ci seen xel rek jàppale na le 23 janvier incha allah vous aurez fait le bon choix maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum